samay gan nuyu naa leen di leen dalal jàmm ci ITV bloc d'information alors li ñuy waxtaane tey mu ngi jëm ci wàllug accord de pêche yi maanaam déggoo yi nga xamante ne doon na ci diggante réew yu tugal yi ak nguur gu Sénégal ak yeesal gi nga xamante ne nii am na ci bees balaa ñuy sori ci waxtaan wi ndax ku nekk xam na ni jamono ji li xewit wi muy wàllug mbëkk mi bu ñu ko tuddee li si ëpp rek waxtaan yi mooy jaay nañu géej gi dara amatul si géej gi ndax accord de pêche yooyu la am na si njeexital ak lan moo ci saafara bu fekkente ne ni firndewu na loolu mooy doon solo waxtaan yi ñu tàmbali ak Moustapha Dieng d'abord nan nga gisee renouvellement bi ak accord de pêche yi seen taxawaay ci réewum Sénégal par rapport ak pêche artisanale bi de façon générale. jërëjëf maa ngi lay delloo nuyu di la ziar di nuyu mbooloom say bokku téléspectateur. waaw renouvellement yi moom bu mu amee sa yooyu jamono. avant mu am parce que ñun chaque année. chaque 1er mai. cahier de doléance bi ñuy jox président de la République dañ ciy bind wax ko ni ko nañu dénoncer ces accords. ndax accords yi baaxul amul njëriñ. ndaxte réewu tugal ni ñu baree doole nga jël lu mat 45 bateaux jox leen sa géej ñu nekk ci géej gi di saax-saaxee suñ la waxee ni la thon blanc la ñuy napp ak merlu. lañ doon taafontoo dañuy wax ni sénégalais yi duñ ko napp te ku dem Yoof ku dem Soumbédioune ku dem Yaraax gis la fay wàcc ci thon blanc soo demee Kayar gis la fay wàcc ci banana géej mooy merlu bi xam ni yooyu ay lay la woon ay prétexte la. très bien donc balaa ñuy sori kon si gàttal méngoowul ak seen bëgg-bëgg. déedéet yéen mareyeurs yi ak président bi Thierno Mbengue. eh bien lan mooy seen gis-gis ci taxawaay boobu nga xam ni moom mooy wàllu accord de pêche yi ak yeesal bi ñu ko yeesal. jërëjëf Khalifa maa ngi lay nuyu di nuyu kër gii di ITV di rafetlu bu baax invitation bi nga xam ne invité ko fii tey. vraiment di leen sant di leen gërëm di nuyu mareyeurs yi nekk Sénégal yëpp. waaye également di nuyu pêcheurs yi waaye di nuyu transformatrices yi. alors jàpp naa ni man accord de pêche. du fi guléet yàgg na fi. parce que suñu xaymaa rek ci 86 ak tey. accords yi yàgg nañ ko def. man sama gis-gis mooy dama bëggoon ñu renforcer waat surveillance bi ci géej gi. ñu gën di contrôler waat bateau yi. mais man bateau yi man gis naa ne ñun bokk. ñun mareyeurs yi vraiment ñun gis nañ suñu bopp. parce que tax gis nañ suñu bopp mooy ku ne xam na ni nawet bu jotee géej yëpp dañuy kaay. ñeenti weer nawet dañuy kaay moo ci jamono bi ñu toll nii. kaayam mi ngi waaj a deñ mais ci jamono yi ñu toll nii yëpp. xam nga bu mu nawet musaan jot man maa ngi fàttaliku 97 98 ñun booba jamono yi port rek la ñu doon sax suñu camion yi di dem di liggéey. ci àll bi di jaay ay oto. alors léegi nag l'essence yi dafa am lu ci laxasu loo xam ni ay coow yoo xam ne coow yooyu Sénégal moo demee noonu dañ ci indiwaale ay coowu politique. kon si gàttal. ñàkkul a méngoo ak seen bëgg-bëgg. yéen non ñun ñàkkul méngoo ak suñu bëgg. waaw ginnaaw yéen a ko séq balaa ñuy sori dama bëgg rek ñu fàttaliwaat taxawaayu mareyeur ci tefes ci parce que du ñàkk am na ñu ko xamul. oui wante taxawaayu mareyeur mooy xam nga ñun sénégalais fu mu ma nekk si tey boo nekkee ba Kédougou gi wala nga nekk bu Fongolimbi wala nga nekk Ziguinchor wala par Sénégal su gaal gi teeree fii Yaraax. minuit ci guddi balaa midi suba ñu yóbbu ko Ziguinchor. su gaal gi teeree Saint-Louis ci suba si. suba 7 heures dañ ko yóbbu Tambacounda. ñun fépp fu jën bi ñëw ci réew ñun ñoo ko yóbbu. ñoo koy exporter encore di ko yóbbu bitim réew. donc ñun ñooy jël jën bi bu teeree ci mool bi. yàpp ko ci oto yi wala ñu yàpp ko ci avion bi wala ñu def ko ci conteneur bi. aj ko ci bateau bi yéenay jënd. ñooy jënd ci mool bi waaw. après ñu def suñu fere. transféré ko mu dem. très bien alors kon seen ab ànd moom mënu la ñàkk ala kulli xaal. ala kulli xaal mënu ñàkk te li ma jaaxal mooy d'accord leen ci accord de pêche yi yow da nga ni baaxul lan moo si baaxul précisément. waaw damay préciser rek xëy na Thierno dafa dese comprendre. accord de pêche ak Union européenne yi. bokkul ak licencié. ndax Union européenne seen bateau yi. du ñu teer du ñu débarquer port Dakar. lépp lu ñu napp dañ koy yóbbu du ñu teer Dakar. du ñu débarquer Dakar te ñoom li ñu leen may thon blanc lañ leen may ak banana géej. naam nag am na tolérance. te tolérance bi aussi bokk na si li tax ñun ñu bañ accord yi. tolérance mooy lan. maanaam suñu nee espèce bii lañ la may. parce que gars yi duñu ko napp thon. wante may nañ la
5% céphalopode. maanaam li jëm si ay yërëndeeg ay. yaranka yeeg yooyu. yaranka yooyu. may nañ la 5%. delluwaat ni la may nañ la 45%. espèce démersale. delluwaat ni la may nañ la encore yeneen 7%. mais loolu ça veut dire que yow lu la neex nga jàpp. loo romb rek am nga droit jàpp ko. kon coof ak yëpp doo bàyyi dara. oui accord bi loolu moo tax mu dangereux. dañu signé accord ni ñaari espèces yi la. thon blanc ak banane géej. c'est que li ma jaaxal yaa ngi wax thon blanc mais bu fekkente ne dañ ni thon blanc ñun waa Sénégal duñ ko napp loolu méngoowul ak li am. méngóo parce que boo demee ci par exemple boo demee Yoff thon blanc mooy seen poisson au quotidien. maanaam poisson bi gën a simple. bi gën a au quotidien voilà bi nga xamante ni bu jën amul xëy na moom la ñuy toll. voilà xam nga yow moom lekkatu cere la. waaw voilà gis nga mu nga te cere simisi. cere simisi waaw très bien donc bu ñu nee duñ ko napp fii dina ma jaaxal. ma nga noonu nag mooy lay bi nga xam ni dëgg la nag yàgg na comme ni mu ko waxee. yàgg na ñun xeex nañ ci xeex bu metti jamono bi nga xamee ni Ali Haïdar delloosi na ko fii en 2014. loolu moo ma jaaxal sax bi ma gisee Kawpa. ak Aprapam. wëlbatikuwaat bëgg daganal accord de pêche yi. bu ko rafetal. alors que ñun ñoo àndoon di xeex loolu. très bien alors li nga xamante ne moom mooy jafe-jafe rek mooy bu fekkente ne dañu ne thon blanc du mooy walas bi. waaw walas ku ne walas kenn du ko napp si réew mi xam wala boo ko fekkee woo fi gaale la teere du dëgg. alors Mbengue danger bi muy wax. méngool ak seen gis-gis lan moo tax yéen ngeen bëgg ñu renforcer mbir mi. xam nga jën boobu. day jógee Mauritanie di dem. di jóge waa nii di dem gis nga tey thon bi tey boo ko joxewul woon tamit àla kuli alin day jàll. loo xam nag day romb sa réew jàll. te wax dëgg yàlla comme ni ko Moussa wax dëgg d'accord gaal yi ñu ngi napp thon mais am na façon jën yoo xam ne fa mu nekk gaal yi mënuñu fa àgg aussi. mais xam nga problème mu thon bi mooy. waaw thon bi ku nekk xam na ni dayo bi mu am. waaw bitim réew. waaw amu ko fii ci pratique bi ci quotidien bi amu ko fii parce que thon parce que ci njëg bi ak ñoom ni ñu ko fonkee. bitim réew benn nu ñu koy waxee sax. muy jar benn lamelle. maanaam xaw am nañ benn steak pour ainsi dire benn steaku thon. li muy jar. boo ko waxee fii ay xaaxataay moo leen a jàpp. donc est-ce que lu dayob jën bi ni mu oyofee fii diise fële moom moo indi coow li. non man de damay jàpp ne rek loolu lépp lu coow li parce que tey daal man damay xayma ne parce que boo xoolee tamit accord bi ñu leen defal xam nga boo xoolee 50 000 tonnes yi ñu leen defal. tey imaginer tey ñun suñu licence yi nga xam dañ ko signé ak Mauritanie. 14 000 tonnes. 14 000 tonnes. mais xoolal ñun suñu licence yi nga xam dañ ko signé ak Mauritanie. ñaar tonnes la ñu jël ñun Mauritanie. soo ko jëlee fee taf ko fii rek da ngay daal dikk tey nag réew mucc amul réew boo xam ne doo joxe ay accord. amul benn réew boo xam ne doo joxe accord. joxe accord tey ñun bu ñu bañee ne tey duñu jox Union européenne accord mais bu leen neexee tey ëllëg ñoom tam ñu bañ a jox accord. te ñun ñoo ngi nii accord du problème mais xëy na li mu ëmb mooy jur. xam nga li mu ëmb mooy. parce que yéen li ngeen di jooy du accord yi. xam nga xalifa non xam nga xalifa. foofu moom dinaa wax tey dara. gis nga sa kër gi nga dëkk sax yow. da ngay dugg sa biir kër tëj ko dem fa sa télévision guddi ñëw dajj ko yóbbu télé bi wala mu agresseur yóbbu sa alal loolu xam nga kii sàcc mënoo ci dara. mais mooy moom man laa ne nañu renforcer waa sécurité bi ci géej gi. effectivement ko fee mu gën a doy su ko fee ñu gën di surveiller gaale ba li ñu leen wax ñu mën a yem foofu. loolu mooy wax ji. mais accord bi baaxul moom loolu laa mënut a dégg. accord bi yàgg na ci Sénégal tey te wàññiwu fi dara. parce que bu ñu xoolee 86. quai de pêche yi ñu am tey. ba tey ñun ñu am ay quai moderne yu baax tey ay accord moo ñu ko mayan. kon ñun accord yi baax na ci ñun. te baax na ci ñoom quai de pêche yu bees accord yu baaxul non pas yu bees yi Macky Sall fi indi de. non waxuma yu Macky Sall yi. waaw yooyu 86 lay wax. 86 mooy quai yi ñu amal. tey boo xoolee Mbour Suwal fu mel ni kii Caire kañ la woon. Caire 86 la woon. Caire 86. waaw xamoon géej gi. oui jox ko ki la fay le ministre là des sports. Daouda Faye Vava. Daouda Faye Vava. mu dem jaay ko Russie. Daouda Faye. oui le parti socialiste. jox géej gi mu jaay ko Russie. Russie ñëw ak seeni bateau. boobu la ñu ñàkk espèce démersale. oui ndax lépp lu doon récif jën yi fu ñu dëkkoon. dañ ko toj. stade bi ñu si tabaxal. ak lañ ñu si jox
lañ ñu yàqal mën na ko téeméer yoon. accord moom baaxul. accord ak Union européenne aussi xam nga jën yi nga xam ne ñun mën nañ ko napp débarquer ko au port de Dakar ay centaines de personnes liggéey si. ñu transformer ko suñu usine exporter ko dem jaay leen thon. boo xam ne c'est en conserve. mais loolu la ñuy rapporter parce que le thon c'est de l'or aujourd'hui thon bi or la. loolu moo tax ñun mënuñu d'accord. Sénégal dafa am une population de pêcheurs boo xam ne amul dans le monde. kon Sénégal su équipé population am jox leen doole fépp fu thon nekk ci géej gi ci zone Sénégal. ci zone Sénégal dinañ ko jàpp. oui donc dafa mel ni bu ñu leen dégloo yéen ñaar réeroowu leen en réalité. mais xëy na yow danger bi nga siy wax mooy yàqute yi nga xamante ni dina ko jur. ak lor yi nga xamante ni mën na doon njeexital li yow buñ la seetloo. ut saafara si yooyu moom mooy sa bëgg-bëgg kon soriyowu leen loolu trop. ba pare xam nga tamit Khalifa li ci nekk mais donc il faut ngeen jox ay solution non xam nga solution yi rek mooy li solution yi moom mooy. nañ wut surveillance bu doy rek. surveillance bi daal moom manqué ci. surveillance bi waaye aussi manière bi ni ñuy nappee aussi. dina indi ay njeexital si géej gi. non nappi ni moom bërki démb rek maa ngi koy wax. nappi ni moom ba ngay commencé ñun acteurs yi. géej gi Sénégal moom. li ko gën a yàq ñun acteurs yi ñoo ko gën a yàq. lu tax. parce que li tax mooy. nu la neex nappe fu la neex nappe. mais yos bu sew bi ñuy napp lan moo gën a nekk danse. te yos baa ngi ni ñuy napp di ko teeral. chaque jour justement Thierno yos bi nag xam nga loolu moo. waaw loolu ko gën a nekk danse accord yu bon. waaw lu ko gën a nekk est-ce que xam nga yos bi tax ñu koy napp. c'est parce que thon blanc bi pour nga napp ko da ngay ñëw jënd yos. mooy meb bi. meb bi mooy meb bi moom lañ koy meebee. ñëpp teg seen bët. loolu moo tax accord bi dangereux. rien que sur ce plan là rek. waroon na tax ñu dénoncer les accords. ndax il faut que ñoom ñu jàpp juvénile bi dugal ko seen i kàll maintenir ko en vie su ñu demee xëpp ko thon bi pour mën a jàpp thon bi. te yos boobu ñuy jàpp fa espèce su jën bu nekk nga si. espèce su jën bu nekk nga si waaw loolu rek waroon na tax ñu xam ni accords yi baaxul. ndax ñoom fi bëgg teer yu gis nga su amuloon benn bateau buy jënd yoos kon bàyyi koon nañu napp yoos bi. mais ñoom ñooñu di napp thon ñoo ñëw fii si caaro yi si tefes gi génne seen xaalis jëndlu ñu mbaalal leen yoos. ñu mbaalal leen yoos loolu mooy danger bi. oui te loolu. day jur njeexital si géej gi moom ci ëllëgu géej gi. gis nga géej gi moom. pour ñu defar ko. dañ koy commencer suñu bopp. parce que tax dañ koy commencer suñu bopp soo xoolee tey Saint-Louis ba Cap Skirring ñi dëkk ci booru géej gi bu saxaar dee nga sànni ko ci booru géej gi. soo amee semblé sànni ci booru géej gi. donc usine bu ñëw ñu def ko ci booru géej gi déchet bu ñëw ñu dugal ci biir géej gi ndoxu salté yëpp ñu dugal ci biir géej gi xanaa xamoo ni géej dafa war di noyyi. géej moo gën a bëgg set ci àdduna bi. lii mooy li gën a yàq géeju Sénégal. loolu ba non géej moom amul problème set parce que géej lu si bokkul dina génne waat. loolu beneen wax la te c'est ça ni mu xar si biir géej tamit. loolu gaawul mais tam nga léegi jën non doo yam foofu. waaw tey nga xool mbaalu caas yi. magul nappkat moom Moustapha xam na li baax magul nappkat boo waxtaan mun la mbaalu caas baaxul ci géej gi. loolu ñaata mbaalu caas yi baax non loolu man amul benn étude man yi je défie quiconque plateau laa koy waxee. maa ngi défie quiconque ku mën a génne étude bu wane ni mbaalu caas baaxul. waaw lan moo tax xayaar waxuma ay waxul ay nit. waaw may ma tuuti parce que dama lay bàyyi expliquer la rek. gis nga mbaalu caas. am na ñaari études yoo xam ni def nañ ko. problème du mbaalu caas problème mooy taayu bi. voilà xam nga bu taille bi mooy problème bu njëkk code de la pêche. maay yi lañ daan réglementé. maay yi donc maay moom dañ ko war a réglementé. loolu mooy problème am na maay yoo xam ni kenn waru ko nappee. mais ñu dem ba si biir ñu indi matière bi. élément monofilament gis nga monofilament benn kii la boo xam soo ko xëccee nii sax mu xotteeku. ay nit ay plongeurs ku mel ne ay daal wax ni soo ko su rëccee si géej gi dafay pêcher pendant 100 ans. kooku amul parce que amul aucune étude scientifique. non mais loolu quand même mën na cohérent. c'est pas cohérent parce que plastique la. te ku nekk xam na ni plastique mën na nekk ay at téeméer ba ñeenti téeméeri at. gis nga plastique. wala lu ko ëpp yow mool nga di nga neex expliquer gis nga plastique. waaw bu am ay maay. nga soob ko si géej gi. ñaan ci ñëw jàpp si xor yi ñëw jàpp si lu muy mujj nekk. waaw loolu dëgg la mooy bi Ablaye Wade nee nañu jël carcasse yi sànni biir. sànni si biir waaw day nekk récif. dëgg la. day nekk récif mbaal su rëccee su yàggee si géej gi. récif lay nekk. day daanu au fond. parce que day am xeer. am ñàcc. am lépp. kon loolu ay wax la yoo xam am na ñaari études. y a 2 études qui ont prouvé le contraire. benn étude bi commission sous-régionale des pêches moo ko commandité.
maa ngi yor étude bi si plateau laa koy waxee. beneen étude bi gouvernement Sénégal bi moo ko commandité avec la JICA. JICA moo def étude bi waaw naka la ñu amee ñaari étude yu wane ni monofilament kan lii ñu koy jéem du dëgg amul. ba pare nag ñu bëgg gëmloo nit ñi ne leen monofilament dafa araam. ensuite li gën a bon monofilament ak multimonofilament. xam nga am soo demee port bateau yi. dañuy boole benn filament boobu ñu def si ay dank. ràbb ko waaw ñaar yëpp la ñu interdire. si code de la pêche bi nga xam ni avant Oumar Gueye comme dañu interdire ñaar yi soo teree bii da ngay tere bi bateau yi di nappe. te kon benn bateau du napp. soo ko wàccee si bateau yi benn bateau du napp. donc dañ ko tere gaal yi terew ji ko. bàyyi ko bateau yi te bateau yi ñoo yore bu dijj bi. alors xam nga daal man Khalifa. waaw man moom du ma mool. du ma nappi man sama tànk bi du tooy ci ndox mi. waaye damay toog ak mool dëkk mel ni Kayar tey benn mbaalu caaf amatu fa tey. dañ ko fa interdit. te yaakaar naa foofu ay nappkat ñoo fa nekk. te yaakaar naa moom ay mbokk. mën naa yenu maanaam moom it li mu wax yenu na. non Kayar xam nga yow li ngeen wax. ma leer la gis nga Kayar. interdit wu ñu monofilament. Dieng Kayar mbaal la ñu bëggul. Dieng depuis seen i maam. Dieng bëgguñu mbaal xam nga tey buñ man su ma dégloo waxtaan yëpp dafa mel ni yéen ñaar ku nekk ci wàllu wa nga féete da nga déggoowul ak sa morom mais accord de pêche yi du problème bi en soi waaye li mu ëmb ni ñu ko waxee sànq moom mooy problème bi ana lan mooy li nga xamante ne nii bu ëllëgee comme béy woy na mbuus mooy li nga xamante ni moom la ñuy moyu pour mu bañ a dellusiwaat ci suñu kaw lor pêche bi fu mu nekk nii parce que léegi xale yi koo wax mu ne jaay nañu géej gi. accord de pêche yi ak Union européenne. suñ ko mënee dénoncer. ndax am na ñaar yoon yoo xam ni le même ministre. Dans 2 gouvernements différents dénoncé na des accords de pêche avec l'Union européenne. mu di Pape Diouf. Pape Diouf nekk na fi ñaar yoon ministre de la pêche. dans 2 gouvernements différents bu nekk su ñëwee gis accord de pêche yoo xam ne lii baaxul. daf ko dénoncé. ci la mu ëmb. parce que ñetti xool xam nga. bii nii lan nga si jàpp ne moom moo baaxul. 45 bateaux yuy napp pendant 5 ans. di la jox 9 milliards. oui. c'est des miettes. c'est vrai que dit comme ça simplement mën nañoo jàpp déjà ne. rien que par ça rek. dafay porter atteinte à notre dignité à notre honorabilité. ñu seen i bateaux 45 bateaux napp suñu géej pendant 5 ans sànni ñu 9 milliards. suñu bàyyi woon génn Union européenne équipé pêcheurs yi jox leen des moyens complémentaires. banaanu géej bi mooy espèce prisée des Espagnols. ni too bi amee valeur. noonu la merlu bi amee valeur en Europe ñoom dañ ñëw seen li gën a baax suñu géej. bi kay ba Japon. alors Mbengue argumentaire bi mu joxe est-ce que argumentaire boo xamante ni yéen mën ngeen ko dégg est-ce que mën ngeen ko défendre. man daal accord yi moom. non point précis bi mu wax. non par rapport ak rémunération bi wala bokk li ñu weccoo. man day li ma mën a dégg rek mooy accords yi moom ñu gën a parce que li mu wax tam dëgg la pour ñu sécurité géej gi ba ñoom yem ci li ñu leen war a jox mais gis nga jën bi ñu leen war a jox noonu même bu ñu ko joxloon 9 milliards boobu nga wax noonu. même boo leen ko joxloon jën boobu dafay jaar day jàll parce que du taxaw Sénégal. te allah ku leen dafi jaar dem bu rit noir day jaar jàll. tey 86 ba léegi yàgg na fi mi ngi am te wàññiwul ci géej gi dara. toujours nga dégg ne jën bi tuur na fi ma ngay jar nanga ma ngay jar. non c'est que jamonoy tey. waaw xale boo wax. waaw buy ajoor ak li bu wax ñëpp a si yem koo wax mu ne la jaay nañ géej gi moo tax xale yi jël mbëkk. waaw coow loolu li ko indi coowul Union européenne de loolu beneen coow la. mooy bi mu doon wax léegi. ci wàllu licence yi nga xam digg nga ñu koy wax fan yi ci loo xam ne dara amu ci. loolu coow moo am mooy coow li ma la doon wax sànq. mais Union européenne bi moom yàgg na fi xale yi coow ni yëpp ba amoon ñu judd. coowal licence yow en tant que mareyeur en tant que njiital mareyeur lan nga si xam. coow licence ba ma ko yégee man damaa sor sama daal dem ba ministère. topp ko ba xam ni benn licence ministre bi mu ñëwee ba léegi signé wu ko. même yu européens yi ñu wax ne sax moom 2014 la woon moom 2019 bi. fekk ko fa bi ñu koy signé. moom Aliou Ndoye bi fi nekk aw passage ñu ngi koy nuyu. vraiment di ko féliciter ci liggéeyam bu am solo bi nga xam ne taxaw na di ko liggéey. amul benn licence boo xam ne si. parce que amul benn accord boo xam ne Sénégal am na ko ak Chine. pour ci aw wàllu jëm ci wàllu licence. amul benn licence boo xam ne signé na ko. waaw léegi nag ñoom ñu taxaw ne signé na 56 licences. amut man mii wax ak yow Chine waaye ñëw nañ ba sama bureau wax ma ni ma dañoo bëgg ay bateau yoo xam ne dañ koo bëgg def ci sama tur organisation wala ci sama tur pour man ma défendre leen. pour man liggéey ak ñoom mais xam nga problème bi du problème mu signé ñoo ak chinois yi wala déet wala déet. mais problème mooy. am na ñoo xamante ne dañu ñëw mbubbawoo
ñi fi askano waaw pour mën a liggéey boo xamante ne nii xëy na la cay njariñ du dugg ci réew mi. waaw kay loolu nag loolu mooy problème bi. loolu nag loolu la ñuy jooytu ñoom. loolu moo tax ñuy ñaan mais di loolu publier mboolem ñi nga xamante ne nii signal nañu leen. waaw mais xam nga loolu tam du neex a xam parce que tam man wax dëgg yàlla bu ma nekkee sénégalais. am sama bato ñëw xanaa nga am ngor gu toll ne man gi ma am xam ne man Sinoa bii ñëw tey aw ma njëgu bato ku ma gis Thierno bi nga xam ne amul njëgu bato ma tey làqu ci ma ginnaaw ma jël bato yi di ko def sama tur loolu sénégalais. bu ne gisoo ci problème. ah gisoo ci problème. ci loolu. waaw non xam nga sénégalais bi ñëw yor xaalis bëgg a jënd bato mais kooku il faut que defal ko bato. sénégalais comme yow mais nooy def. c'est que lépp man. parce que bato yooyu sama xalaat man. non bato yooyu comme ministre bi ni mu waxtaanee yow. une minute moo ñu dese. xam nga ministre bi ni mu waxtaanee yow. waaw mënul waxtaan ak ku nekk. dëgg la donc li ko président waxoon. waaw mu woo ñëpp toog mu wax ak ñëpp su ko defee defe naa dana am lu mu leeral comme li nga wax ni dafa wax ak yow. leeral non mais woo na ñëpp nag Moustapha. non daje laa wax daje bi président bëggoon. nga xam ne acteurs yëpp dañuy ñëw daje ak ministre bi ñu bokk toog. ñu waxtaan. su ko mënee liste boobu ni ñu koy sàkkoo. yow wax nga ni moom si ñëwul. liste ba tey ñun xam nañu ni. xam nañu am na ministre yu fi jaar. yoo xam ni coow lii muy bare yooyu yëpp jiitu na Alioune Ndoye. ñun xam nañ ko waaw xam nañ ni coow lii muy bare yëpp jiitu na Alioune Ndoye ministre yooyu ko signé nag il faut que liste bi génn. ñu xam yan date la pour ñu xam ministre bi kan la. oui mais su liste bi génnul kenn du ko xam. kon yow mën naa leeral xam nga ministre moom Khalifa. oui Moustapha. moom tëjul buntam. te yaakaar naa barki démb rek CLPA yeeg réseau de KDPS yeeg tout ñëpp la recevoir bureau di waxtaan ak ñoom. on verra bien waaye tamit jot na waa ñu mel ni UNAPAS jot na également ngeen fexe xool nan ngeen di industrialiser de plus en plus pêche artisanale bi parce que di nga tedd si gaal ba jóge fi keneen ñëw di si tedd te gaal rek lay doon du weesu gaal. loolu tamit loolu il faut ngeen jàngal ko bërki dem suñu maire Ndar ministre Mansour Faye way dafa am benn kii bu mu ñu sànni dafa ni il faut ñu moderniser gaal yi am ay bateau ñaari famille ñetti famille booloo loolu mënul nekk ñaari famille ñetti famille mënuñu booloo gouvernement moo am doole ni mu defal baykat yi da ngay def benn moissonneuse batteuse ça coûte combien de millions su ko état bi subventionné à 70% jàppale na baykat yi mais booloo bi c'est pas plus mal aujourd'hui aujourd'hui soo demee Espagne wala nga dem Japon y a des bateaux qui sont envoyés à la casse ñu ngi leen yóbbu pour ñu toj leen te bateaux yi ñun suñu ko indi woon fii ñu moderniser suñu pêche. jërëjëf ñu ngi sant Moustapha Dieng njiital UNAPAS ni ki noonu Thierno Mbengue secrétaire général pardon ak Thierno Mbengue moom mooy président bu association nationale des mareyeurs yu Sénégal ñu bàyyi leen ak Aminata Ndong ci xibaar yi ci kàllaamay nasaraan daañu dellu siwaat ngir eggali incha allah li des ci total bloc d'information ci nasaraan incha allah ba ci kanam.